Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité. Merci de se joindre à nous pour cette édition spéciale de tous les jours. Suite au point de la situation virologique du ministère de la Santé et de l'Action sociale ce mercredi 8 juillet 2020 ñu ngi leen di nuyu di leen sant di rafetlu ànd bi ngeen ànd ak seen programme Walf TV comme ça su ne ni ñu koy defee ginnaaw point du jour mi nga xam ne moom lay dictel ministère de la santé et de l'action sociale jëm ci wàllu mbas mi li de coronavirus pandémie Covid 19 fii ci Sénégal ñu ànd ak yéen ba midi daal di waxtaanee itam lu jëm ci wàllum actualité. ak sunu gan gu tey bi xam ngeen ko ci tabaski bi ñu dëgmal faw ñu waxtaanee lu jëm ci wàllum li nga xamante ne moom mooy li ñu gën a faral di soxla mooy xar yi danañ waxtaanee en tout cas de façon globale lépp lu jëm ci wàllum élevage ak sunu gan gu tey bi Ismaïla Sow nekk président du conseil national de la maison des éleveurs du Sénégal ci kattanu yàlla ak sama naataango bi di Seydina Oumar Ba mi may àndal nga xam ne mi ngay àndal ci plateau bi Seydina Oumar Ba maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Abdou Khoudoss di nuyu bu baax a baax mbokk yi nga xam ne ñu topp jamono ji ci waxtu wi ci Walf TV di nuyu bu baax a baax suñu invité bi di nuyu daal mbokk yëpp daal. di ko jox it moom kàddu nga xam ne dañuy waxtaanee lépp lu jëm ci wàllum élevage Ismaïla Sow ñu ngi lay dalal di la nuyu. merci Abdou Khoudoss maa ngi lay nuyu di gërëm bu baax ci invitation bi ngeen ma defal di nuyu Seydina Oumar Ba di nuyu téléspectateur Walf TV di nuyu kilifa kër gi di ñaan it kilifa bu baax gi nga xam ne moo sañ ci kër gi di Sidi Lamine Niass yàlla na yàlla yokk leeram yëgal ko ci ajanna yi gën a koy ak suñu boroom. kon ñu daal di dugg ci bilan virologique mi nga xam ne moom la joxe ministère de la santé et de l'action sociale ngeen jàpp ne daanaka li nga xamante ne am na mooy taux de positivité bi toll ci 96% ci li nga xamante ne def nañu ko jëm ci wàllum test yi toll ci 785 tests réalisés 110 ñoom ñoo ci positif maanaam ñoom ñoo am jàngoro bi de coronavirus ña nga xamante ne ñoom ñooy cas contact suivi par les services du ministère de la santé et de l'action sociale toll ci 87 tey nag comme ni ñu koy nemmeekuwee saa su ne ci bilan bi mooy les cas communautaires nga xam ne ci diggante 20 ak 30 la nekk tey mu toll ci 23 cas issus de la transmission communautaire maanaam ñi nga xam ne xamuñu fan la ñu jëlee mbas mi la di coronavirus ñooñu ñu ngi leen di repérer ci ay gox yu mel ni foofu la ca Guédiawaye Rufisque Keur Massar Liberté 5 Parcelles Assainies Derklé foofu la ca Grand Médine HLM foofu la itam ca Grand Yoff kon Sangalkam Touba Ziguinchor tey mu nekk ci biir bilan bi démb Kaolack la woon tey ñu dégg Ziguinchor maanaam cas communautaire yi mi ngay wéy di doxantu ci mim réew ña nga xam ne boo ñibbi hôpital xëy na démb mu ñoo gënoon a bëri tey ñu ngi toll ci 74 patients contrôlés négatifs ñoom wér nañu ba nar a ñibbi seen dëpp kër 37 cas graves ñoom ñoo tëdd ci lalu Sowétas maanaam ña nga xam ne dañoo sonn bu baax a baax li nga xam ne itam nu ngi ko doon nemmeeku ci fan yële passé mooy les cas de décès niki tey itam am ñeenti doomu aadama ñi nga xam ne dañ cee ñàkk seen ëpp bakken di leen ñaanal suuf woyof seen kaw te it di jaale au passage les familles en tout cas éplorées di ne rek la nga xamante ne fu mu ne nii nag dinañu ñëw ci bilan global mi nga xam ne mu ngi toll ci 7657 ginnaaw mbas mi amee Sénégal li ko dalee 2 mars ba fu ñu toll nii Seydina Oumar Ba li nga xamante ne mi ngay dellu mooy cas de décès amoon nañu njort bu rafet ni ki démb ndax benn doomu aadama rek moo ñàkkeenu bàkkam as neew sax duñu ne tuuti na waaye mënoon nañu am yaakaar mën nañu dem ba bañ koo dégg waaye tey ñu amaat ñeenti doomu aadama ñàkk ñi nga xam ne dañoo ñàkk seen bakken
mën nañu jàpp ne c'est la conséquence des cas communautaires ba léegi. oui c'est la conséquence des cas communautaires comme ni nga ko mën a waxee rek parce que cas communautaire moom daanaka mooy ni ñu koy faral di waxee rek da ngay jël feebar bi jëlee ko ci àll bi ñëw jonjante koo xam dafa exposé ci yenn maladie maanaam ku ci mel ni da nga ku amee hypertension diabète et cetera kooku tey ji boo jonjante moom wala sax mu doon mag kooku jàppale ne pour que mu mën ci génne dafay doon loo xam lu jafe la moo tax comme ni nga ko waxee rek dañ koy tàmbali d'abord ci jaale ñi nga xam ni dañ see ñàkk seen bakkan ndaxte démb kenn la woon tey jii ñu tolluwaat encore ci ñeenti doomu aadama loolu dafa metti benn bakkan rek bu rot dafa doon loo xam lu metti la asamaan nag buñ ci bëggee tegalee ñeent kon mënuñu def lu may jaale ñi nga xam ne ñoo ñàkk seen bakkan ñaanal leen yàlla woy fa suuf si kawam te si seen kaw te xaar leen ci aljana yi gën a kawe te moom moo di aljana yi firdaws parce que lu metti la lu metti la leneen aussi loo xam ne nemmeeku nañ ko fa tey par rapport ak point bi Abdou Khoudoss mooy nombre de tests yi nga xam jamono ji dafa commencé wàññeeku wàññeeku na bu baax a baax parce que démb ñu ngi woon ci 900 et quelques tests tey jii ñu ngi ci 785 tests ñàkkul ni bu fekkente ne joxoon nañu ak Ousmane Gueye dinañu si indi ay leeral par rapport à ça parce que fu mu toll léegi ñu ngi ci 785 tests donc dafa doon loo xam ne nii peut-être ñoom am nañu explication bi ci mën a joxe parce que ci jamono ji nga xam ne daanaka ñu ngi xaar Sénégalais ñu jëm leen def benn test massif comme ni ñu ko mën a waxee pour mën a xam le nombre maximum ci nit ñi nga xam daanaka amee nañu feebar bi tey jii bu ñu bëggee rétrécir tests yi di ko def ay 700 et quelques tests kon mën naa ne dina am yéen benn couche boo xam dañ koy bàyyi mu jàll te loolu aussi doon na loo xam lu doy waar la mais en tout cas lu ci mënti am daal nañ jàpp ne feebar bi moom mu ngi fii mu ngi rey parce que ñeenti doomu aadama ñàkk seen bakkan ci benn bëccëg loolu dafa doon loo xam lu métti la ba tax dañ ciy profité rek daal di ñaax askan wi pour que ñu gën a respecter li nga xam ne ni moom moo di mesure barrière yi rawatina nit ñi nga xam ne ay ndaw la ñu amee kattan parce que nit ki da nga nekk ndaw amee kattan jàpp ne feebar bi bu la dalee daanaka du am benn njeexital ci sa wàllu wér-gu-yaram mais jàppal ne feebar boobu lee boo ko jëlee ci mbedd bi aussi mën nga ko dugal ci kër gi te ci kër ga nga nekk aussi am na si nit koo xam ne ni ma nga fa di wérul amee na diabète amee na hypertension wala mu doon mag kooku amaana moom bu ko feebar dalee rek mën na ko jur ay jafe-jafe kon li ñuy sàkku lenn la rek mooy ñu gën a respecter mesure barrières yi bu ñu bëggee daal muccal suñu mbokk yi nga xam dañoo amee feebar yenn feebar yi ci wopp ji di coronavirus. ci wopp bi di le coronavirus Ismaïla Sow président du conseil national de la maison des éleveurs du Sénégal yaa ngi suivre évolution mbas mi bi mu ñëwee Sénégal ba léegi fi ñu toll nii ñu gis ne daanaka cas de décès yi mi ngay commencé di bëri jàngat bi nga ci def. waaw jàngat bi ma ciy def daal mooy méttit loo ko et vraiment aussi di gën a def li Seydina Omar wax ak li ngeen wax yéen ñëpp mooy ñaax nit ñi parce que am na fu mu toll nag foo xamante ne kenn ku nekk moo war a jël responsabilité am nekk ak nit ñi aussi yow luñ la wax doo ko dégg lu ñu la digal doo ko def boo demee ba am problème nga yóbboo ko ñeneen parce que loo xam ne lii su la dalee dafay dugg sa biir kër dugg ci say mbokk dugg ci say àndandoo loolu kenn ku ne war na ko moytu te tey fi ñu toll nag naam dindi nañu couvre-feu bi dindi nañu état d'urgence bi léegi nit ñi ñoo jàkkaarloog seen destin ni ñu ko war a defee nag mooy kenn ku nekk moytu te nit ñi aussi bu ñu amoon discipline rek yàlla mun nañ suturaal waaye gëmuñu ba pare aussi dëgër nañu bopp dafa ñuy indil ay jafe-jafe yoo xam ni xamuñ fu ñu jëm ak moom parce que wax naka sànq nee na même ñun ñi seetlu nañu ko test yi léegi dafa néew mais boo seetee aussi résultats yi dafay bëri te décès yi commencé na bëri léegi boo dégloo li ngay dëgg ñu mu ngi réanimation dafay bëri kon nit ñi nañu xam ne lii musiba la boo xam ne bi kenn ku nekk war nañu dimbali ngir yàlla ak yonent bi mu moytu mu dëgg li ñuy wax ñu moytu mais bu ñu ko defulee dañuy lor seen bopp loraale nit ñi nit nag bu fekkoonte ni jafe-jafe bi wala problème bi ci yow rek lay yem kon du doon sax problème waaye da nga koy indil keneen waaw. en tout cas dinañu ànd ak docteur Ousmane Gueye jiite SNEIPS pour jàngat bilan virologique bu tey bi nga xam ne ci la ñu nemmeeku mooy wàññiteefu test yi nga xamante ne depuis barki démb ñu ngi koy nemmeeku c'est vrai que sur en tout cas annonce des services waxoon nañ ne plan de guerre bi nga xam ne moom la ñuy teral mooy fexe ba tester ñi nga xam ne ñoom ñooy groupe vulnérable yi ak
ña nga xamante ne dañoo manifester des signes en tout cas yi nga xam ne mën na jàpp ne am na virus bi ñu bàyyi contact suivi ya ñu doon wax waaye ci bilan bu tey bi ñoom dañoo préciser que ne les 87 cas contact suivi la par les services du ministère de la santé et de l'action sociale bu nu dee ànd ak docteur Ousmane Gueye danañu xool ba xam li waral loolu ak it xëy na peut-être dañu gis ne Institut Pasteur mi nga xam ne moom lañ jox priorité ci wàllum test yi attanutul sori ci test yi xëy na moo tax ñu wàññi mbir mi ne léegi dañuy yem ci ñoo xam ne jàpp nañ ne feebar nañu feebar bi test rek moo cee des te fekk sax boo moytul commencé nañ sonn waaye tak groupe vulnérable loolu dafay gën a exposé askan wi. dafay gën a exposé askan wi effectivement comme ni nga ko waxee mais man sama gis dafa dem ba finalement comme ni nga koy faral di waxee rek dañoo dem ba finalement dafa commencé am benn espèce de relâchement man sama gis-gis quoi. parce que démb dégg nga point de presse bi nga xam ne nii liggéeykat yi nekkee ci kër docteur wax nañ ko démb nee nañu désormais léegi maintenant tout ce qui concerne prélèvement bëggatuñu ñoom ñu dem ci parce que dañu am ay jafe-jafe yoo xam ne nii ministère de la santé dañ koo am ñoom en tant que travailleur te gis ñu ne ministère de la santé jéem na cay def daal pour jéem koy saafara kon tey jii bu fekkente ne feebar bi mu ngi wéy di seq ay jéego ñu dem ba ci biir gis ne ne test yi mu ngi commencé wàññeeku te comme ni nga ko waxee sànq dafa am ci ay cas contact rek la ñuy def prélèvement moo nekkoon question yi nga xam maa ngi ko doon posé sans maa ngi ko doon posé keroog parce que xam nga des fois tey jii boo wàccee ci population bi li ñuy laaj d'abord mooy ñi nga xam ñoom la ñuy testé fan lañ leen jëlee ndax dañ leen di fekk ci biir mbedd yi testé leen wala ndax dañ leen di fekk ci biir marché yi testé leen wala dañ am ñoo xam dañ leen denc ci biir hôtel yi pour testé leen loolu ay question la yoo xam ne war na koy posé bu fekkente ne docteur Ousmane Gueye daanaka joxoon nañu ak moom mais l'essentiel ak lu ciy mënta am même bu fekkente ne dafa amoon benn nombre bien déterminé boo xam ne nii jotoon nañ koy testé dafa mel ni que nombre boobu léegi fu mu toll nii mu ngi commencé jeex par ndànk-ndànk d'autant plus keroog yaa ngi ko dégg keroog ak docteur bi nga xam asi invité woon na ko fi te si nekk loo xam ne dañ koy def léegi-léegi mu génn léegi-léegi c'est-à-dire que mën nañ koy def tey mu toog ñaar jàpp ñetti fan mu soog a génnaat loolu dafa doon poser problème ñu ngi ma xam ne Ousmane Gueye moom tey xam naa ñu dinañu ànd ak moom docteur Ousmane Gueye bu dee yaa ngi ñuy teewlu docteur ñu ngi leen nuyu dafa indisponible dafa xam naa temps yi dafay nekk ci réunion yi normalement mais bu yembee rek ñu mën a ànd ak moom wala ak ñeneen spécialistes yi nga xam ne mën nañoo jàngat la nga xamante ni relâchement la ñu nemmeeku ci askan wi waaye it ña nga xam ne ñoom ñooy ne yore service yi itam. non effectivement relâchement la ji ci relâchement la ñu jëm parce que d'autant plus que tey ji boo xoolee par rapport ak te aussi dañu waxante dëgg aussi. ñoom bien mën nañu def seen liggéey comme ni mu waree. c'est-à-dire que ñoom leen war daal mooy jéem a sensibiliser wax askan wi nañu moytu lii ak lii. kooku moom seen idée la en tant que ay technicien mais les pouvoirs politiques mu ngi jëm ci ñi nga xam ne ñooy gérer état bi tey jii bu fekkente ne ñoom dañu ne mesure barrière nañ ko respecter état bi demande à ce que nañu créer ay mesures d'assouplissement mais ñoom loolu ñuy wax noonu dafa mel ni que kuy jéem a nëbb ker quoi dafa mel ni kuy jéem a nëbb ker parce que tey jii bu ñu waxante dëgg boo wàccee ci askan wi xool nañuy comporté woo lépp loo xam ne ni mesure barrière la fu mu toll ni Sénégalais respecté tuñu ko dañu waxante dëgg Abdou Khoudoss muy yow muy man amul ci kenn ci ñun koo xam ne di nga raxasati sa loxo muy yow ak man amul kenn ci ñun koo xam ne di nga fi teg ay gel ak ñoom seen gel yi sax teg nañ ko ci suuf léegi ba ci masque yi boo demee ci transport en commun yi masque yi duñ ko utiliser nga dem ci mbedd bi aussi c'est la même chose distanciation bi nga xam ne mu ngi toll ci 1 mètre nañ waxante dëgg gars yi respecté wuñu ko te yooyu yëpp bu ñu waxante dëgg ñoom ci loolu war la ñu mën a sukkandiku pour mën a xeex feebar bi mais bu fekkee nag loolu autorité politique yi nee nañu léegi nañ ko jëfee kon je ne vois plus l'intérêt ñoom ñu nekk fii di sonal seen bopp en tout cas waa Kër Docteur ñoom ñu ngi def seen liggéey ndax jéego yi nga xamante ne ñu ngi koy def ci wàllum surtout ñu nga xam ne ñoom ñoo nekk ci salle de réanimation démb ñu gis ko ñu toll ci juróomi-ñeenti doomu aadama genn salle de réanimation loolu jàlloore bu rëy la lu jara félicité la cela veut dire tout simplement que ñoom ñu ngi def seen liggéey comme na mu ko waxee est-ce que relâchement boobu maanaam bàyyeeku bi nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku ci askan wi seetlu nga koy yow tam sànq yaa ngi koy wax sax d'ailleurs. seetlu naa ko bu baax. xam nga dañoo nekk ci réew yu doy waar surtout Sénégal gis nga boo demee dans les supermarchés. nga may distance sa digganteeg nit 1 mètre da ngay gis ku ñëw dugg sa digganteeg moom.
da nga gis ko la feete gannaaw yow au lieu que mu may la distance 1 mètre dafay ñëw 6 la taxaw di sëkkat sa ko wala di tisli te nit ñi aussi tey bu police jàppoon ñaar bundu xatal leen ci nañu jël masque rek da ngay gis nit ñi commencé wàcc ci mbedd mun na dem ba jur leneen ak leneen nit ñi ñoo war a xam nga dañoo ne noonu réewu jullit lañu bu fekkente ni jullit lañu te muy dëgg mbaa ñu doon leneen yàlla ci boppam santul kenn na nga def looy lor sa moroom nit ñi ñoo war a am ay duñu ay malo ay nit lañu ñun ñoo war a xam ne lii baaxul dañu koy moytu yow nga xam fi ay nit ba tuuti nga dëgg ne kooku gaañu na nga tase ak moom fee muy dox ba tuuti nga dëgg ñu naan dem na te xam nañu affaire bii nit ñëpp xam nañu ne dafa am c'est que di xam nga léegi médias yi ñoom ñoo développé mais gis nga problème yi am doon na am ci tuberculose li mu fi yóbbu ci ay bakkan kenn mënula wax nu mu tull te nit ñi daawuñu moytu loolu moo tax aussi ñuy profiter même di remercier médias parce que communication bi ñuy def léegi tax na nit ñi di gis lu bari waaye dafa am ñoo xam ni dañoo dëgër bopp nit amul civilisation amul dara dañoo nekk ci jamono boo xam ne bi am na ay risques yooyu nañu ko respecté ni ñu na ko waxee takkal masque raxasal sa loxo sa diggante ak sa nawle na nekk 1 mètre mais de grâce boo ko ku ne respecté du am problème. est-ce que ñu ngi koy respecté fa ñuy jaayee xar ya waaw xam nga jaaykatu xar moom ñooñu moom dañoo mos a am masque parce que ñooñu moom dangay gis ñu kaala ba bët yi rek ñoom ñooy des loolu moom en général dañ ca mos a nekk mais dañu leen a yokkal nag ne fi mu nekk ni booy jaay nit aussi na nga am distance sa digganteeg moom au minimum 1 mètre wala 1 mètre et demi wala 2 parce que risqué la expliqué nañ leen ko loolu moom sensibiliser nañ leen ci mais masque moom koo ci gis mu ngi def kaala ci baat maanaam ñoom dañu ko tam mais est-ce que tam leen ni nga xamante ne noonu lay doxalee politique yi moom moo tax que ne askan wi dem ba bàyyeeku itam non c'est xam nga Abdou gis nga ñun ñi dëkka ci kaw gi dëgg la xam nañu li ñuy dund ci kaw gi parce que nga moytu lépp à 100% dana jafe waaye nit aussi war naa def le maximum possible pour mu moytu te loolu dañu koy wax éleveurs yi nee nañu leen ay joxe la ko wàññi leen ñaareel bi aussi nga def boo defee sa kaala na nga def leen ko na ngeen ko daan def takk seeni masque dégg nga bakkan ak gémmiñ na nekk ci biir nun dem nañu ba ñu leen wax ne pour que marché à bétail yi ñu nekk toujours nun dañuy am difficulté ci marché à bétail yi ma ne leen loolu nag li ko yokk mooy kuy ñëw di wut lu mu dalee sa kaw bu ñëwee fekk ni yow lii dañu koy tere nga koy def da ngay am problème te boo amee problème yaa ngi nekk ak say jur nga war a yéeg ak wàcc mën ngaa ñàkk say jur parce que dañuy réer dégg nga loolu moo tax nit ñi sensibiliser nañ leen ci loolu te côté boobu aussi tamit wax dëgg yàlla éleveurs yi dañu koy jëfee parce que loolu dafa bokk ci seen aada dégg nga masque yi moom dafa bokk ci seen aada d'habitude moom ba dara xewulee it dañu koy def mais aussi ñu leen di sensibiliser nañ ci mais bu dee ci côté masque yi peut-être comme ni mu ko waxee mën nañ koy respecter mais par rapport ak mesures yi ñu wax ni je pense bien que respecté wuñu ko parce que distanciation bi récemment dem naa daral Sotiba ba ma fa demee daanaka dama tikke wu dama ne tey jii la ñuy wax ne yenn mesures yi mesure de distanciation mais tey jii bu fekkonte ne wopp ji di coronavirus duggoon na ci biir daral Sotiba moom daanaka dafay alawtiku sama mbokk pël yi fa nekk yëpp non xam nga parce que respect mesure barrière amu fi d'abord gisoo fa sax benn pôle boo xam ne fii war a fa raxasu sa loxo war nga fa mën a raxasu sa loxo jaxasoo bi maara day taali diggante clients yi ak jëndkat yi diggante jaaykat yi ak jëndkat yi xam naa ne moom bu dee kaala moom ñu koy def quoi waaye kantaan ak jaxasoo bi moom vraiment moom macha allah. waaw xam nga Seydina Omar bu ñuy jooy. de problème yi fi mu amee mooy fii ñu gën a séentoo civilisation bi gën a rëy. mooy dans les grandes villes comme tey Dakar. parce que marché Sotiba boobu mu ngi ci biir Dakar. la fa xew moo xew dans les yeneen marché yi ci yeneen marché yi. dégg nga boo seetloo
la fa xew moo nekk foofu parce que ñay nekk foofu ña ci ëpp ñu fay toog di fa jaay wala ña fay liggéey yeneen activité la dégg nga mais éleveurs yi en général waxuma dañu koy respecter à 100% de mais dama ne sensibiliser nañu leen mais d'habitude aussi dañuy kaalaw wax nañu leen aussi butéel gel yi nañuy fekke aussi ñu koy yor ci seen poos xam nga loolu moom ku jëfewul loolu aussi man duma la faral keneen du la faral parce que da ngay gaañ sa bopp di gaañ sa moroom. mais problème bi du question jëfee ko ak ñàkk jëfe c'est-à-dire que problème gëm d'abord feebar bi ndax da nga koy wax ñu ne la non ñii dañuy wax dañuy politique rek waaye feebar bi amut. waaw loolu xam nga gis nga boo génnee ci mbedd mi nit ñi xam wax naa la sànq nee naa la nit ñi jullit lañu nun mais parfois doo comprendre dangay dégg ko naan mbiru yàlla la affaire yi mbiru yàlla rek te yow boo yoree 1 million doo ko sànni fee nga ne yàlla dana ma ko dencal fu mu gën a mëccee nga koy denc bay ci sa xel it dégg nga mais loolu sénégalais moo mel noonu dégg nga boo am na respect am na sax ñàkku sax ñoo xam ni boo ko respecté ba dañuy defen yow dangay bëgg tubaabe wala dangay indi te gis nga lii dafa neexalul kenn moytu nit da koo war a def nit ñi dañoo war a dëgg te ku ñëw sa kër aussi bëgg comporte woo ne ni da nga ko war a wax gënal ci bitti parce que nag aussi tamit ak lu mu mun di doon na nga ko fekk wér dafa neex nit balaa mu koy xam bëñ bu mu métti rek dal bu sa bëñ métti rek da nga naan bëñ bu gëllëgee mu wér nopp métti nga ni nopp dégg nga bu baaraam métti nga ni baaraam dégg nga wex rek bu méttee problème la kon ni gis nga ku wér di bajantu di tëb di daal kooku balaa muy xam dara maara day taali am lu ko métti balaa ñuy nit ñi moom dëgg destin bi ñoom la man nit ñi laa ko jiiñ mais kenn ku ne boo organisé woo nga moytu parce que affaire yi du dara moytu rek nañu moytu rek mbir yàlla la moo ko fi yeggee mais nañu fekkee ñu moytu moytu bi daal moo ci gën a am solo laata ñuy dugg ci mbirum tabaski bi est-ce que de façon globale yéen bokk ngeen ci ñi nga xam ne en tout cas sonn nañ ci mbas mi daf leen affecté indirectement crise bi. waaw Abdou mbas mi moo xam nga ni ñëpp a la sonal. parce que heure bii daan na fekk. les grands opérateurs du Sénégal ñoo ngi nekk ci yeneen réew yi di jënd ay xar di indi. ñeneen ñi aussi ñuy transporter xar yi di indi. waaye loolu yëpp tey kenn mënul dem ci réewu jàmbur aussi bëggoo mu ñëw ci sa réew. loolu benn la ñaareel bi aussi tamit tëju bi fi ne. parce que même doontoon ni yéewi nañu nit ñi. aussi tamit kenn ku ne am na xel ci ne déplacé wu ngay dem ci sa moroom. wala ngay taxawaalu parce que même banque yi. boo demee dafa wut dara tey nga dugg fa dangay fekk banque bi bariwul ay nit. mais pour nga dugg fa problème la. dégg nga yeneen bépp lieu de travail boo xam ne bi nit war na fa mën a régler problème am boo fa ñëwee tey dafay xat dégg nga te xat bi mooy yi mesures barrières yi ñu wax rek dégg nga loolu dafa impacté ci suñu mbir beneen bi mooy déplacement bu amul éleveur du mën a def ay activités am ni mu waree parce que suñu activité yëpp jokkalante la dem ak dëkka la dégg nga ci wàllu càmm gi ci wàllu dem jëndi ci wàllu dem jaayi dégg nga ci wàllu même yi nga xam ne da nga koy récolter lu mel ne ay meew ak soow ak yu demee noonu dégg nga doo xam nit nu muy liiree kenn ku nekk mu ngi moytu dégg nga mesure boo mënta jël rek doyu kon loolu aussi dafay impacté ci liggéey bi nga xam ne noonu lañ koy def parce que ñëpp a dund coono bi mais loolu par rapport ak loolu mu ngi soxal ba état d'urgence bi amee loolu mu ngi amoon état d'urgence dañ leen a tonkoon effectivement comme ni nga ko waxee comme ni ñu tonk yeneen transporteurs yeeg tonk yeneen secteurs yëpp quoi mais instant bii ne ak mesures yi nga xam ne njiitu réew Macky Sall jël na ko daal di lever mesure d'urgence yi ne gars yi mën nañ dem mën nañoo dëkk kooku wartul poser benn problème je pense. waaw mais gis nga Omar dem bi ak dëkk bi aussi nit dangay am xel. parce que ñëw foo xam ne fii aussi ñëpp ñu ngi lay xool dégg nga parce que boo amul ñu moytu it am na ñuy moytu
te ku nekk xam naa ni fi mu nekk nii melul ak na mu meloon avant mbas mi dégg nga liberté bi ñu amoon doxantu bi ñu amoon dégg nga dugg ak génn ba ñu amoon relation bi ñu amoon ci biir nit ñi melul noonu léegi dégg nga loolu mënul bañ a impacté ci mbir mi parce que wax naa la sànq heure bi daan na fekk nit ñi dugg Mauritanie ñi dugg Mali ba ay Burkina Faso di dem di wuti ay xar di indi dégg nga ren ñooñu mënuñu ko def kuy génn sa réew aussi dafa am ay formalité yu dëgër yu jafe yooyu def pour mën a génn sa réew nga dem ci yeneen réew yi. kon am na possibilité yi ñu leen may pour ñi bëgg a dem jéggaane xar andi ko. waaw ministre bi de actuellement. ci période mbas mi. ministre bi actuellement mu ngi sur le terrain te jokkoo na ak yeneen réew yi aussi pour ñu waxtaan ak ñoom. parce que ñun ñi aussi dañuy jokkoo ak suñu yeneen mbokk yi nga xam ne ñu ngi ci yeneen réew yi. ñoom ñu envoyé ñu xar yi. ñu recevoir leen mais aussi ñu defal leen ay virement bancaire loolu ñu ngi ciy sàkk pekk mais pour woon la ne rek na mu doon mel bu jëkk moom melul noonu mais yow jéggaane bi ñuy jéggaane xar yi tax na ba ñenn ci éleveurs yi jàpp ne xëy na sax ni nga nekkee ci conseil bi bu doon yaa ngi def dara loolu dafa waroon dàq Abdou xam nga jéggaani bi signifié wul amuñu ay xar am nañu ay xar te gis nga xëy na am na tey jafe-jafe yoo xam ni dund nañu ko muy mbas mi mais boo seetee ren bi ñu ne état d'urgence amul ngénte amul ceet amul dëj amul benn daje boo xamante ne bi day jur dibiteurs yi nga xam ne aussi am na dibiteurs yooyu aussi de am na fonctionné wul woon kon loolu mën na impact ci tabaski bi te boo seetee aussi tey boo demoon dañu lay naan boo demee ministère de l'élevage dañu lay wax ne 850,000 têtes mooy soxla sénégalais yi pour ñu tabaski mais li ñuy tabaski ëpp na loolu yow xam nga suñu population ni mu toll ak boo jëlee santas musulman yi kon tey li ñuy tabaski ay millions la. te du musulman yi rek ñoom ñoo jënd itam. waaw te loolu nag ñoom bu ñu koy wax mooy liy ñëw dans les marchés dégg nga ay xar yaa ngi fi mais déedéet xar yi ngay jéggaani du xaru tabaski rek ngay jéggaani parce que da ngay jéggaani indi stock teg nit ñi dañu koy soxla. loolu mooy problème éleveurs yu bëri nag parce que dañu jàpp ne su doon conseil national de la maison des éleveurs du Sénégal mi ngi def liggéeyam en principe Sénégal yor nañu en tout cas fi nga xam ne mën nañoo yar ay la ñu war a jëfandikoo ñun te bañ a dem jéggaane yi feneen am nañu ko Abdou gis nga suñu réew ni mu bindoo boo xamee situation Sénégal ci ni mu bindoo ak espace bi ñu am ci wàllu suuf li mu ñu jox réalité pour sàmm dëkk ak mbéy suñu jur bu ëppee ni ñu am li ñu am mun nañu jural ay difficulté te parfois aussi politique bi dafay réeral nit ñi li tax muy réeral nit ñi doo mën a comprendre exactement lan la ñu wax parce que dañuy wax éleveurs yi ne yéen seen nag yu bari pa di sàmma dinaa ndik yeew leen benn place nga am fa sa ñaari nag nga mun leen jëriñoo xam nga kooku kii la ko wax mu ngi xalaat ci côté meew te nun ñoom fi ñuy jëlee aussi ay référence mooy ci réew tubaab yi ay France nun gis nga tabaski bii tey soxla nañu ay xar bu xar yi manqué rek nit ñi dañuy coow indexé état bi xas ko xas ministre bi xas ñépp te fekk càggantis bi ci ñoom la dégg nga te nun bu fekkoonte ne événement tabaski bi ñuy am fii su fekkoonte ne fête Pâques wala Noël wala yeneen fête en France dangay jël sa panier nga dem supermarché wala nga jënda sa yàpp fii nag Seydina Umar dafay soxla xar doomam taaw bi soxla xar rakkam soxla xar ñépp a ñu nekk ci benn kër
kon da nga jàpp ne daanaka ñun éleveurs yi mën nañoo élever fii ci Sénégal bañ a dem di ko uti feneen. non damay ñëw. damay ñëw xëy na dama xaw a wiiri fu sori. mais sori na de. waaw léegi. waaw foofu li ma la bëgg wax mooy. jur gi ñuy wax nañu ko wàññi. bu ñu ko wàññi ñu am problème. parce que xar yi tey bu xar yaa ngi ci dëkk bi ay laadu ñuy jar ay 2 millions 3 millions. dinañ ñëw ci prix yi. waaw xam nga yooyu moom. su fekkoonte ni yooyu rek la. nun moom du ñu tabaski yéen rek ay tabaski. yéen ñiy liggéey di fi yëg seen weer wala kay. dégg nga kon jur pastoral bi nga xam ne dafay topp àlla di dem. boobu dafa joué ci suñu économie réew. dafa am apport bu dëgër bu mu ñuy indi. moo tax boobu bu ñu ko éliminer dana yàq ci suñu koom-koom lu bari. moo tax nag ma ne la fi mu ne boo seetee politique yi ñuy pratiquer yi ñu nuy pousse pour ñu pratiquer mooy stabiliser nga yeew say jur nga augmenter sa meew xam nga li ma la wax nga fekk aussi def ay culture fourragère yooyu nag bu ci jur dundee dafay gën a seer parce que ñi yeew xar yi di leen jox ngooñ di leen jox ndox di leen jox lekk transport leen indi leen fii. fere yi ñu def yëpp dañu koy dugal ci xar mi. loolu am na. dégg nga loolu nag moo tax gis nga politique bi xëy na nit ñi dañu koy wax mais parfois. noonu Sénégal li gën a sonal Sénégal. mooy ay tubaab yu ñuul. c'est-à-dire avant ñu c'est-à-dire li muy posé nii c'est tellement intéressant c'est-à-dire que dafay dellu si waat ci l'ancienne question bi nga xam chaque jour ñu koy posé par rapport ak modernisation de l'élevage. chaque jour ñu ngi koy wax chaque jour gars yi ngi demande à ce que ñu moderniser élevage. jamonoy am itam ba nga jaay ñu ngi ko doon wax tey jii Samba Ndiobène Ka ñëw na modernisation boobu. d'autant que amoon nañu initiative bi amoon nañu projet bi. waaw xam nga moderniser boobu nag moo baax boobu. moom mooy suñu politique. moderniser moom mooy nga fekk yee nit ñi nga xam ni ngay pratiquer sa jur. nga fekk aussi nooy def bi mu ànd ak sa dundin bu rafet. bu ànd ak jamono. dégg nga loolu mooy moderniser. tey man mun naa nekk éleveur may sol samay jasneer di yore sama oto di dawal. dégg nga di jaay samay nag di jël sama xaalis ubbi sama compte. dégg nga di xont samay nag bu baax. dégg nga bu ñu demee lekk bale ma nekk semi intensif. Du Conseil national de la maison des éleveurs du Sénégal Seydina Omar Ba ñu jël ki ci ligne bi. ab sàmmkat la mu ngi nekk fële ci diwaan nee nañ Malayni lay wuyoo Malayni Sow yaakaar naa mu ngi nekk Siyar. Siyar. Malayni ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax. ana waa Louga. ñun jàmm alhamdulilah. dañoo gis ne ñu ngi ci jamonoy li nga xam sax tabaski. tabaski bi nag tombeek benn période boo xam ne période mbas la Sénégal yi si bëri tiit ne ren ji ba moytu xar du am yéen ngeen di ay éleveur nekk ci àll bi ndax mën ngeen a dig askan wi ne leen xar dina am ci tabaski bii. waaw maa ngi lay nuyu bu baax a baax maa ngi nuyu suma mission de éleveur ba nga xam ne moo jiite Sénégal yëpp. mission de éleveur maa ngi ko nuyu bu baax a baax a baax. waaw léegi lu nga laaj fii actuellement ñun problème feebar bi am na dana suy jafe-jafe wante nag jafe-jafe bii du ëpp. daba jur yi ñu ngi ci àll bi bu ñu leen indee rek jur moom du manqué. du côté de la régie bu ñu mënee yëkkatil baat bi tuuti rek. ma ne. waaw ñu ngi lay dégg bu baax léegi. ma ne incha allah mbas bi. dana am lu mu fee ci tabaski bi wante nag lu bari. dana am gox yu nga xam ne kenn dana am manquement wante dana am gox yu nga xam ne duñu am manquement bi Sénégal duñu am manquement. waaw saba jur yi ñu ngi ci àll bi jur yi bari nañ ci àll bi bu ñu leen jëlee rek ñu indi ko ci ville bi rek ñoom ñëpp daañu mun am tabaski.
ñu gis ne des fois tabaski en général bon Sénégal daanaka dañu gis ne li ñuy produire fii ci Sénégal en général du faral di doy Sénégal du faral di doy Sénégal yi fi nekk pour mën a tabaski en général dañ doon faral di jéggaani ji ay xar pour que vraiment ñu mën koy dugal ci réew mi ngir mu mën a doy ñu gis ne ak wopp ji di Covid 19 donte la Ismaïla wax na ko sànq ne ministre bi mu ngi dox ay jéego pour que wax dëgg yàlla ñu mën a yombalal éleveurs yi ñu dem Mali yenn réew yi daal fi dugal feebar bi ndax yow jàpp nga ne yéen la nga xam moom ngeen am ci xar rek mën naa doy Sénégalais yi. waaw moom bu ñu jiggaane rek xam nga jiggaane moom boo ko jiggaane pour nga bañ manqué rek. pour nga bañ am manqué ñi ñëpp mu ne amuñu tabaski wante incha allah moom lu nekk ci biir Sénégal bu ñu ko génne. tuuti moo ci des ñu deful tabaski ne xam naa tabaski Sénégal daal am na xar macha allah am na xar. waaw bu ñu amee am na ñu nga xam ne nag lu tax bu ñu mun jënd xar yi du ñu am mooy tax nga mun ngi jënd xar. xam nga ko am téeméeri kar mun na ñëw wante ko am juróom fukki kar wala ñaar fukki kar da kay tayal dugg bi dem Dakar wala Ndar wala Matam wala feneen. waaw kar yi moom mu ngi ci àll bi bu ñu leen jëlee rek dañ leen ci ville bi. est-ce que doo leen profité yéen tam ci situation bi yokk njëg ya. non njëg bi kar moom mooy yokk njëgam. kar boo ko compté nga yor ko nga yaa ngi koy compte nga teg compte bi nga teg transport bi. kar bi dafay aw jafe tuuti loolu rek mooy jafe léeg-léeg nag yow comme yow nga ñëw nga yor 100 000 yaa ngi ko yor kar 150 000 foofu mooy problème bi. d'accord en tout cas ñu ngi lay jaajëfal. nekk éleveur foofu la ca Louga Mali nii en tout cas ñu ngi koy nuyu au passage ci kanam tuuti danañu tijji antenne bi ñi nga xam ne bëgg nañu itam participer ci édition bi ñu waxtaanee lu jëm ci wàllum élevage ak tabaski fi ñu jëm sànq yaa ngi woon wax ci wàllum modernisation bi nga xam ne ki fi nekkoon ministre bi Aminata Mbengue Ndiaye moo ko doon bëgg en tout cas jëfee tey fan ngeen toll ci processus bi. waaw merci Abdou Khoudous d'abord maa ngi nuyu ma lay ndëkk gërëm bu baax nekk aussi vraiment éleveur bu nekk sur le terrain xam bu baax liggéeyu élevage. xam nga fi nu ci toll mooy wax dëgg yàlla am na ay jéego. parce que tey boo xoolee ni ñu doon pratiquer bu jëkk ak ni ñuy pratiquer léegi wute na parce que tey éleveurs yi bokk nañu ci instance yëpp boo demee assemblée nationale éleveurs yaa nga fa di ñu jox ay information conseil économique au conseil des collectivités territoriales am ay éleveurs yu nekk ay maire am ay éleveurs yu nekk ay président conseil départemental kon ñu ngi partout xam lépp beneen bi bu jëkk yooyu yëpp daawuñu ko def parce que càmma rek la ñu askanale woon même boo solee sax mbubb bu set dañu wax ne yow doo éleveur nga tey éleveurs yi même boo seetee tey ni ñuy organiser tabaski bi aussi organisation bu rafet la bu ànd ak jaman parce que bu jëkk da nga doon jël sa xaalis lakas ko def ci ay poos da ngay dem aussi di denc ci sa biir néeg tey ñu ngi banque nga gis éleveur boo xam ne bii dafa yore carte bancaire am mais loolu yëpp civilisation la dégg nga dem nañu même ba am ay éleveurs yoo xam ne tey am nañu seen camion ñuy transporter ay xaraki ay nag te gis nga Sénégal boo seetee tey de mu mel ne xëy na espace yi wute na waaye aussi espace ba nga yore su fekkente ne sàmm nañ suuf si ni ñu ko war a sàmmee mun nañu dem ba ñu bokk ci yi nga xam ne li ñuy consommer ci yàpp dëkk jëli Mali wala dëkk jëli Mauritanie wala dëkk jëli feneen nun ñi dañu koy produire mais nun problème bi ñu am te muy joué nag ci secteur élevage mooy problème foncier xam naa dina ñëw ci moom la ñuy mujjee ci kattanu yàlla par rapport ak avant ñu ñëw si problème foncier boobu léegi bëgg naa tamit ñu wax par rapport ak problème éleveurs yooyu mu wax noonu bien que éleveurs yi am nañu organisation waaye dafa mel ni que yéen organisation dafa commencé bari sama gis-gis parce que dafa mel ni que ñaari da ngay jékki-jékki gis benn ay association d'éleveurs dañoo bari léegi si dëkk bi
da ngay gis ñaar nit ñett taxawal association d'éleveurs. am na benn jour sax maa ngi dégg nga koy dénoncer par rapport à ça. waa organisation bi est-ce que warut a tàmbalee foofu. non sa gis nga Seydina Omar ñiy wax te xamuñu dañoo bari ci secteur bi parce que da ngay critiquer te fekk li ngay critiquer xamoo ko mais ci monde concurrence la ñu ne yéen du Walfadjri rek moo fi nekk télé ñaata télé fi ne ñaata journaux ñaata rajo ñaata site internet même dañ leen di concurrence yéen mais teewul yéen seen place da ngeen koo sàmm te organisation éleveurs yi parti politique yi ñoo leen ëpp ni parti politique yi mel noonu la organisation yi mel aussi c'est que bu jëkk ko aussi tamit dafa am jaxasoo au niveau des ministères de l'élevage parce que am na ay organisation communale organisation régionale organisation départementale organisation régionale organisation nationale yii yëpp boo buggee nga jël leen lépp a nga def ci benn pañi da ngay yàq juppalu woo ci defar mais organisation commune de Nangam organisation de village Nangam organisation départementale yii du organisation nationale dafa war a am kay catégoriser boobu nag la ñu catégoriser wul organisation éleveurs yi mais ba fii mu nekk ni aussi yàqul parce que xam nga nun bariwul loo ñuy dégg ñuy dénonçante ci suñu biir te yàlla sakkul nag ay nit ñëpp a ñu bokk gis-gis bokk déggu mais teewul kenn ku nekk yaa ngi sa organisation. dañ la dégg su bari ngay dénoncer. ci organisation yu bari yi. déedéet mais man dénoncer bu ma organisation éleveurs yi de. man li may dénoncer parfois ci yeneen la yoo xam ni bu ñu ci yeggee rek ma yooyu moom bu ma ci yeggee rek dama koy dénoncer. maanaam par exemple ay problèmes yi nga xam ne dañu koy am ci problème foncier ak problème yi nga xam ne aussi dañu nuy tooñ parfois. d'accord dugg ci suñu détail. dinañu ñëw par rapport à ci ça parce que dégg naa ko benn par rapport à ça li mu ne da koy dénoncer. mu ngi jëm ci parce que benn dañ lay suivre ah. dañ lay suivre des fois dégg nañ la. nga jékki-jékki di dénk maanaam di avertir. le ministre de l'élevage bu bees bi di Samba Ndiobène Ka. par rapport ak mafia bi am ci biir élevage. da nga ne pour mu réussir à 100%. force secteur élevage bi mu assainir ko ñenn ñi nga xam dañu jàpp ne ay mafia la quoi ci wàllu élevage mu jëlee leen fa. ah très bien xam nga foofu waxuma éleveur. damaa wax ne ci ñi nga xamee parce que ki bind aussi moo xam lu mu utilise mais man li ma wax. parfois ci ñi nga xam ne ay liggéeykat lañu. ñu nekk ci secteur bi. bu ñu dee téeméer. xam nga li ma la wax. am na ay benn yoo xam ne yi seen doxalin baaxul loolu laa wax. te loolu dafa am. baaxul ci naka. déedéet c'est que. pour nga leeral ko quoi. waaw parce que xam nga lu tax. tey yow bu fekkente ne nekk nga ci benn zone